manto également bokk na ci jotaay bi kon ci waxtaan wi dinañ ci bokk suñu ay invité yoo xam ne ci téléphone bi lañ ci ànd ak ñoom yoonu màggal ñoo leen ko tàmmal dina bokk également ci 3e numéro bi tey dina bokk ci jotaay bi également dinañ ñëw ci portrait wu bés bi comme alxamis bu ne dañuy fàttaliku nag jëmm ji nga xam ne kuy wax màggalub Touba sa xel foog mu dem ci moom muy Cheikh Béthio Thioune moom dinañ ko fàttaliku tey ci portrait wu bés bi ak Ndeye Mati Dieng lay doon ki répondeur bu King FM également danañ ñu ci soit tey yëkkatee jotaay bi nag li nga xam ne moom la ñu dippee revue de presse u bés bi ak Serigne Saliou Seck mi nga xam ne moo ñuy yëral li ci yéenekaay yi ak trafic info it bokk na ci li nga xam ne dinañ ci ànd ak yéen ci kanam tuuti tout de suite damay recevoir la rédaction bu King FM Dissa Préra toujours un plaisir de te retrouver ak ki nga xam ne moom nga dendeel ñoom nag tey dañoo aye ndax dañoo am match ci kanam waaw dañoo aye dañoo am match c'est aussi un plaisir pour moi, un énorme plaisir de faire face à toi tous les matins. Normalement, on doit se vous voyez, mais on est tellement relax ici à Constitutoire. Di rafetlu également suñu ànd ak suñu monsieur sport de la rédaction Pape Madiakhté Sarr tey nag dañoo aaye wax nga ko waaye nag tey moom ki ngeen dajal moom dina doy waar de. ki ñu dajal moom kii tey moom. bu football waxee dëgg rek tey. waaw dina jafe ñu gañe ko nag. ñun daal dama ne. bu ñu fa amee but. baax na waaw. bu ñu ko fa amul tamit. buñ ñu dugal du ñu dugal c'est-à-dire que bu match nul amee baax na. bu ñu dugalee benn ñoom ñu dugal ñett tamit garaawul. ñu ne dugal nañu Brésil benn bi. jaarul taag. ndax match bi c'est historique ah. day des. Effectivement c'est historique je pense que Brésil nuyu leen d'abord bu baax Dissa nuyu Kals nuyu également ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi ñuy teewlu c'est vrai que match bi historique la ndax su ma juumul bi mooy juste la 2e fois de l'histoire que Sénégal ak Brésil di daje la première fois fii la woon à Dakar équipe bu ñoom Pelé la woon ainsi de suite ñoom ñoo football ñëwoon fii à Dakar daal di football fi match ak Sénégal match amical si je me trompe pas 2e bi mooy match bi Sénégal war a jouer ak Brésil Singapour à midi heure GMT mooy sunu heure mu doon match bu neex waxoon nañ ko keroog match bu am importance match boo xam ne la dina yëkkati standing bu Sénégal mais également dina tax ñu natt sunu bopp ngir mën a gën a waajal li nga xam ne moo nekk sunu kanam voilà donc match bi nag le résultat entraîneur bi waxoon na ko keroog le résultat ne sera pas li gën a am solo ci match bi li gën a am solo mooy comportement joueurs yi ak nan la ñuy réagir par rapport ak grande équipe bi bu ci jugee mu mën a def ab jàngat xool lan la ñu war a yokk ci équipe bi ngir mën a defaru mais le résultat importe peu mais nag voilà Brésil c'est une équipe le Sénégal ici n'est pas une petite équipe donc tout peut arriver ah mën nañ gagner Brésil mën nañu gagner mën nañu match nul en tout cas ñi ngi xaar loolu ci kanam tuuti la presque dans 1h30 ou 2 heures de temps ci la match boobu di am may fàttaliwaat peut-être balaa ñuy jeexal sax Pape Madiakhté dinañu jàppale ci 11 de départ yi nga xam ni war nañu jouer match boobu la star déjà ci match bi mooy Sadio Mané parce que gis naa ne bi mu yeggee waree nañ ko nu ne foofu ca dëkk boobu nga xam ne fa la ñuy amalee match bi mais bon dinañ ci dellu soit balaa ñuy jeexal suñu jotaay bi alors sànq bi ñuy waxtaan ak Dissa ak rédaction bi Khalifa Sall de dugg na fu ne ci réew mi waaw Khalifa Sall de dugg na fu nekk ci réew mi il faut nag mu dugg fu nekk ci réew mi daa ga ji doxantu daan na moon waa réew mi te xam nga boo toogee lu ñaar toll ci ñaari at ci benn place rek génnoo waaw te ngay homme politique boo génnee war ngaa tâter le pouls de la population wax ak waa réew mi waaw wax ak waa réew mi d'abord xool d'abord nu réew mi toogee mën a évaluer mbir mi fa la toll ba ngay dugg siin ak ba nga génn donc te it il faut rappeler que Khalifa Sall également c'est un politique wax naa la que ba mu génnee ba mu tegee tànkam biir Rebeuss le premier pas qu'il a mis c'est un pas politique boobu ba léegi ci lay dox wàcc ko il le fait comme il sait le faire il faut dire que voilà après les familles religieuses voilà maintenant il va avoir peut-être les autres populations comme on l'avait dit il est en train de massifier sa base mais ça arrive à un moment également où Kals le PS également son parti d'origine ñu ngi introniser wala ñu ngi am premier secrétaire bu bees parce que au parti socialiste on parle pas de secrétaire général ñun journalistes yu su bëri dañuy def sax erreur bi au PS on dit le premier secrétaire c'est différent des autres partis où on dit secrétaire général et tout mais au parti socialiste c'est le premier secrétaire
Et actuellement c'est Aminata Mbengue Ndiaye c'est pas un secret de polichinelle la lu ñëpp xaaroon la lu ñëpp xaaroon la mu ngi ñëw te du yàgg tuuti rek mu war a migrer ci yeneen station moom tamit dans au niveau du gouvernement. am na kenn ku ma déy sax que fan yi passé na ma 10 ans man nga mënuma décret bi pare na. li ñuy Macky Sall signé na ko li ñuy xaar rek mooy waa PS dajaloo xool kan mooy remplacer Aminata ci poste bi mu yor nii maanaam ci biir gouvernement bi donc. Tout ceci mis ensemble nous montre aujourd'hui que le PS et de façon large dans la famille socialiste de façon large tey ñu ngi dugg ci beneen phase un PS sans Ousmane Tanor Dieng un PS pour la première fois de son histoire dirigé par une femme pas également par n'importe quelle femme aussi il faut le dire, excusez-moi le terme, c'est Aminata Mbengue Ndiaye. Mbengue Ndiaye aussi c'est un pur produit du PS qui a fait toutes ses classes au niveau du PS qui, si on parle aujourd'hui de femmes politiques au Sénégal, on ne peut pas la mettre à côté par Pape Sarr. Effectivement, Aminata Mbengue Ndiaye kàngam la ci parti socialiste bu ñuy tudd parti socialiste boo tuddee ñaar ñett mënoo ko cee bañ a boole ndax kàngam la ci yàgg na ci jigéen ñi amaana moom la ñu ci gën a miin loolu ci parti socialiste de façon général bu ñu ko daan tudd ci jigéen ñi dañ ko daan tudd ay maître Aïssata Tall Sall entre autres di leen tudd donc li nga xam ne moom la ñu ko introniser c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel parce que après tout moom moo toppoon ci Ousmane Tanor Dieng donc c'est tout à fait normal ñu teg ko fa wax ne aussi dañ ko fa teg en attendant li nga xam ne moom mooy congrès bi démb comme ni ñu ko waxee Abdoulaye Wilane wax ko expliquer mu ne dañ ko fi teg en attendant congrès bi bu ko defee ñu mën a def élection xool kan la ñuy jiital ngir mu remplacer définitivement Ousmane Tanor Dieng mi nga xam dafa génn àdduna te nekkoon premier secrétaire général bu parti socialiste donc intérim lay daal di def jamono ji en attendant ñuy dem assemblée générale mais li leer ba leer mooy taxawaay bi nga xam ne fu mu toll ni waa parti socialiste am nañ ko mooy defaraat li nga xam ne moom mooy parti bi juste après remous yi nga xam ne yëpp jaar na fi moo xam affaire Khalifa Sall bi la ak ñi nga xam ne ñoom la daal di àndal mais également li nga xam ne moom moo jëm ci jafe-jafe yi seen ànd ak état bu Sénégal gouvernement bi ci biir Benno Bokk Yaakaar loolu yëpp doon na ay mbir yoo xam ne fu mu toll nii parti socialiste war na defaraat toogaayam ngir mën a waajal yooyu les aspects mbirum Khalifa Sall nag aussi nekk ci seen mel ne genre épée de Damoclès ci seen kaw bopp ñoo xam ne dañ koy bàyyi xel ndaxte ñëpp xam nañ ne Khalifa Ababacar Sall ak ñu bëri ñu muy àndandool ci biir PS la ñu bokk donte dañ leen saa dàqee woon waaye tey jii ñu bëri ñu ngi wax ne dañoo war a dajalewaat famille socialiste bi ñu ne sax Ousmane Tanor Dieng bokkoon na ci dernière mbëbët yi nga xam ne amoon na ko laataa muy génn àdduna donc yooyu yëpp doon na loo xam ne parti socialiste jamono ji dañ ci nekk bu baax a baax Khalifa Sall démb gis ngeen ko ci réunion bi c'était sans doute l'absent le plus présent ndax bëri na lu ñu ko fa doon tudd donte nag tudd ñu ko fa turam exactement mais nag voilà junj jooy na borom xel ba ñu junjee ñëpp xam nañ ne Khalifa Sall moom moo tax ñu daan wax Khalifa nag jamono yi moom comme ni ko Dissa waxee mu ngi def ay tournée dem ci këru ëttu diine yi di leen remercier dem nemmeeku leen ndaxte bu ñu fàtte na nag jamono ji nga xam ne yëpp nekk na ko kaso dégg nañ fi ku dul kilifa diine yónnee nga fa ngir ñu dem seeti ko nemeeku ko ñaan nga njekk ci li nga xam ne nit ñi wax nañu ko ngir ñu Macky Sall daal di koy bàyyi donc c'est tout à fait normal et puis voilà day nekk tamit ci benn dynamique boo xam ne dynamique ouverture di dugg di def politique sans doute également saafonte nit ñi wax nit ñi ne il est là il est bien présent waruñu ko fàtte donc loolu yëpp loo xam ne la fu mu toll nii PS daal mën nañu ne fu mu toll nii actualité am riche na ils sont au devant de l'actualité maintenant on verra dans les jours les semaines et les mois à venir nan la développement actualité parti socialiste di demee. D'accord man li ma bëgg la question que je me pose souvent ci génnu Khalifa Sall bi mooy ndax tournée bi nga xam ne moom la nekk di def bu ñu seetee ci kër yi muy dem yëpp ay kër la yoo xam ne sénégalais yi dañ leen di bàyyi xel moo xam bu demee Tivaouane dem Touba dem Ndiassane ba ci jàngu bi sax seeti na leen est-ce que mën nañ jàpp ni c'était peut-être stratégique ci wàllu politique ndax c'était prévu bien avant parce que ci xel mu gàtt wala booy gis image yi da nga naan lii dul ñu improviser c'est-à-dire que on dirait que c'était un plan bien défini avant muy génn ci kaso bi. mais Kals, on parle de Khalifa Ababacar Sall. Ce n'est pas un politicien de la nouvelle génération. Khalifa Sall nekkul ku nga xam ne day improviser ce qu'il fait quand il fait de la politique. Il faut savoir que
dans un pays comme le Sénégal, le religieux est un régulateur. Le religieux est un régulateur. Donc, qu'on soit politique, qu'on soit pas politique, qu'on soit syndicaliste, qu'on soit journaliste ou autre, généralement, s'il y a un problème, les premières personnes qu'on va voir, c'est généralement le religieux. La relation entre le temporel et le spirituel au Sénégal, ça date pas d'aujourd'hui. Ça date, je pense, même d'avant les indépendances. C'est les indépendances qui ont fait qu'après, on sait, voilà, les choses se sont affaires gën leer. Mais Boy Set, même Senghor avait des relations avec Serigne Fallou. Effectivement. bi mu fi jógee gis nañu Ablaye Wade am ay relations yu poussé ak Cheikh Abdou Lahad. Ablaye Wade bi mu fi ñëwee également moom sax nëbbu ko. dafa am ay dafa ñëw moom affiché ak taalibeem. Au début ñu bëri ŋàññ nañ ko si. mais à la fin ils se sont rendu compte que il est sénégalais comme tous les autres sénégalais. soo bokkul fii soo jokkuwul fii am na feneen foo jokku. donc d'abord en tant que sénégalais sans wax appartenance religieuse ou tout déjà ñun sénégalais on est suñu islam ça c'est dafa adossé wu c'est un islam confrérique. donc du coup mënuñu bañ a am nañu taxawee donc mais Khalifa Sall il faut dire que quand même il va voir les personnes qu'il doit aller voir en premier. D'abord pour les remercier du soutien qu'il a eu pendant tout ce temps-là qu'il était en prison. C'est un devoir pour lui d'aller les voir et de le remercier, de leur dire jërëjëf gis naa soutien bi, gis naa li ngeen def, expliquer et puis également clarifier certains points. Je pense qu'il a besoin de clarifier certains points avec d'abord les religieux pour leur dire que j'ai pas été demandeur de quoi que ce soit comme il le clame haut et fort, qu'il explique avec les gens le tenant et les aboutissants de cette histoire-là. Je pense également qu'il a besoin d'expliquer un peu à ces religieux-là pourquoi il a été emprisonné. Si cette histoire de caisse d'avance, si vraiment il a touché cette caisse d'avance-là, ou il n'a pas touché, pourquoi il l'a touché, pourquoi les autres l'ont touché, ils n'ont pas eu de problème, lui il l'a touché, il a eu des problèmes. Je pense que c'est tout cela qu'il doit pouvoir expliquer de façon très claire aux religieux qui sont, comme je le dis, des régulateurs sociaux. Tey soxla na tey ñooñu gëm ko ñooñu am ci moom confiance parce que il faut dire que ça. Si le religieux n'a pas confiance en toi, l'homme politique sénégalais, tu n'as pas beaucoup de chance d'avancer. Amuloo chance yu bëri pour dem. d'accord ñi ngi ak Cheikh Gueye bu maire bu Jëppal ci téléphone bi xam nañu digganteem ak Khalifa Sall moom dañu ko boole ci waxtaan wi. ñu am mbégte mu rëy àndi ci ak moom monsieur le maire ñi ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. ñi ngi lay nuyu ci la première radio digitale bu Sénégal bàyyi la ak rédaction bu King FM waxtaan wi nag bi ñu ko sumbee ci suba si jëm ci tournée bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci Khalifa Sall booboog léegi bi mu génnee ci kaso bi mu mel ni ñu ko waxee sànq loo xam ne da ko mébétoon bu yàgg la. waaw mostu jóg ci moom laata mu dugg ci kaso bi sax baaxoo woon na fu kilifa diine nekk ak kilifa réew mi kilifa aada. mu dem nemmeeku leen ziyaare leen. ñaanal leen waaye tàllal loxo sàkku ci ñoom ñaan. bi ko natt bi dawee ku ko fa fekk ak ku mënti doon wax la ne lii ma fi indi yàlla dong la yàlla mi ma fi indi nag moo ma fi génnewaat bi yàlla defee mu génn ci dimanche bi te xam ngeen taxawaay bi nga xam ni sëñ Muntaxa Basiru taxaw na ko ci ba lii am. ndax yàlla lu mu def lu nekk am na ci lu mu koy jaaral sant ak ngërëm gi nga xam ni képp ku ko yéene woon ñaan nga ko jagleel ko sëñ Muntaxa Basiru mu yàgg fi loolu te wér ndax wér na nit ñi ni sëñ Muntaxa Basiru mooy Sëñ Tuubaa tey. waaw monsieur le maire. waaw c'est vrai gis nañ que Khalifa mu ngi def tournée ci les maisons religieuses les familles religieuses mais monsieur le maire après les familles religieuses lan mooy suite bi. waaw loolu tax bu mu génnee dem na seeti kilifa diine yu bëri. dem na seeti ziyaare ji turandoom Tiwaawan. waaye yemuñ ci loolu rek dañu delluwaat dem Touba. ziyaare kilifa diine yi nga xam ni tey jii noonu nekk ci Touba. jóge fa dem Tiwaawan jóge fa dem Njaasaan dem Pire dem Tiwaawan comme ni ma ko waxee léegi et
fépp fu ñu fa dem aussi laata ñu génn Ndakaaru sax demoon nañu seeti monseigneur ak cardinal bi. dañu demee Tivaouane aussi dañuy dem Pire aussi dem nañu seeti monseigneur bi nga xam ni moom la ñu fekk Ndiassane ñooñu ñëpp di ay nit yoo xam ni ay mandarga lañu ci réew mi ñu dem seeti leen ziar leen sant leen ñaanal leen sàkku ci ñoom ñaan xamal leen ni aussi lii ko dal yàlla rek la te yàlla moo ko ci génn lii moom moo doon sabab bi am na yeneen kilifa yoo xam ni naam duñu kilifa diine waaye seen taxawaay ci réew mi taxawaay bu ñu ràññee la dem na aussi ziyaare leen sant leen gërëm maanaam ñëpp ñi nga xam ne daal diiru bu mu nekkee ci natt bi jël nañu seen kurus di ñaan toog nañu seen der du julli dox nañ ci wax nañ ci lan ne koon seen yéene def nañ ko ba lii am jaadu woon na mu dem seeti leen gërëm leen sant leen lii moo doon sabab bi nga xam ne moom la Khalifa Sall def monsieur le maire Cheikh Gueye maa ngi lay nuyuwaat bu baax Pape Madiakhaté Sarr yaa ngi koy wax dem na seeti kilifa diine yooyu yëpp ci biir réew mi moo xam ci jàngu gi la wala ci ëttu diine ak islam gi dem ziyaare leen ñu bëri dañu jàpp ne nag dem bi ginnaaw ziyaar bi aussi c'était une occasion pour lui ngir mu dem waxtaan ak ñoom comme def également benn genre séance d'explication wax leen ne musta ñaan li nga xam ne moom moo di grâce gi ak mbirum caisse d'avance bi nga xam ne moom dañ ko doon toppee ndax loolu it am na ci. xam nga man bëgguma wax loo nga xam ni xaw ma ko li ma xam boobaak léegi mooy Khalifa Sall nee na lii ñu ko tegoon ci ginnaawam la nekk li ci kanamam que ñu dëgmal ko loolu lay wax fépp fu mu fa dem is loolu la wax ñëpp ñu mu seeti kàddu yooyu la ñu yëkkati jëmale ko ci moom ni ko jullit nga nangu nga natt bi muñ loo ko yàlla te yàlla rek tax képp ku ko tooñoon baal nee na loolu féete na ko ginnaaw dootu ci waxati. monsieur le maire man daal lay wax waaw. waaw loolu féete na ginnaaw dootu ci waxati comme fi mu ne nii nag ñu ngi dëgmal avenir bi am na avenir bi bi gën a jege mooy local yi ñu dëgmal après local bi peut-être que en 2024 la. effectivement am na ay présidentielles dama bëgg a xam tey yéen ñi ànd ak Khalifa Sall boobu ba léegi. lan mooy suite bi lan mooy perspective bi à moyen terme à court ou moyen terme ndax local yi di ñëw ndax da ngeen di def na ngeen defoon def mouvement bu mag am na ko fi waxoon keroog dem ci wala ndax da ngeen fas yéene lëkkaloo ak yi nga xam ne ay parti politique la ñuy nekk fii wala situation bi mooy déterminer après seen taxawaay. xam nga lu jot lu nekk ak waxtoom waxtu wi ñu toll waxtu dox jàmm la. ziar nemmeeku sant ak ngërëm bu ñu demee ba dëgmal nag ay élection daañu xool taxawaay ba gën a rafet ci taxawaay yi ñu am ko buñ ci waree ànd ma sàmb wala ma demba ak nuñ ci war a duggee ñu xam ne nii lañ ci war a duggee bu waxtu wa jotee daal mbir yooyu lay gën si lay mën a sotti ñu wax lañ ca nam waaye fi ñu toll léegi ñu ngi toll ci jamono yi dem dox tànki jàmm dem nemmeeku ji dem sant dem gërëm ñaanal nañ fay fekk waaye sàkku seen ñaan pour ñu yàggal dëgëral taxawaay. alors monsieur le maire benn wala ñaari question rek laataa ñu yoo xam ne jàpp naa ne yu am solo la benn bu njëkk bi mooy gis nañu grâce bi nga xam ne may nañ ko Khalifa Sall ba nga xam ne tey jii nii libre na mën na génn di def ay mouvement am waaye tey ñu xam le ne grâce gi taxul ñu delloowaat ko li nga xam ne moom mooy ay li nga xam ne mooy droit civil ak politique am yoo xam dina mën a tax mu mën a déposer waat li nga xam ne moo di candidature bokk ci élection yoon ñoomin seen yow débat boobu ci amnistie bi ñuy rumadaat la naka nga ko gisee beneen laaj bi mooy actualité bi parti socialiste daal di jël Aminata Mbengue Ndiaye tegandeegoo gum ko ci bopp PS laataa ñuy dem congrès ndax PS jamono ji yéen ñi nga xam ne ay socialiste ngeen naka ngeen ko gisee ak avenir u parti socialiste. waaw laaj bu njëkk bi li ma ci mën a wax mooy sama xam-xam màccul ci mbirum droit am nañu ni lii am mënu koo tee doon candidat am nañu ni faaw mu aussi def ay jéego pour amnistie boobu am lu ci mënti am daal mooy jàpp naa ni Khalifa Sall doomu réew mi la am na yéene bu rafet ci réew mi lépp loo nga xam ni war na ci taxawaayam moom ak i ñoñam ak réew mi yëpp taxawee ko pour
droit yooyu ñuy wax mu mën ko am bu mat sëkk am taxawaay ba nga xam ne moom la ñuy xaar ci moom ëllëg donc defe naa ni question boobu loolu laa ci mën a tontu beneen question bi socialiste la waaye bokkuma parti socialiste la ñuy def moom parti socialiste la engagé bëgguma ci wax bëgguma ci yàbb. d'accord jërëjëf monsieur le maire man am naa une dernière question ngeen baal ma balaa ñu koy bàyyi bëgguñu la téye lu yàgg xibaar bi ñëpp di laaj parce que dañ fi jotoon ci ay information ne que Khalifa Sall daanaka dafa war a dem bitim réew juste après bi mu génnee semaine ak lu tolloo ngi nii mi ngi fi ndax ci programme moom daf ci bokk mu génn réew mi pour quelque temps doog a dellu si waat wax nañ fi sax mbirum dem umra ak yeneen ci programme bi bu weesoo tournée bi ndax dafa prévoir génn Sénégal pour un moment. xam nga diiru bu muy nekk ci xat-xat yi lott na samay nopp mu ni ma Cheikh lenn rek moo ma métti mooy dama tàmmoon at mu nekk wala juróom-benn weer yu nekk ma dem Medina dem Makkatal Mukarram te loolu namm naa ko ñàkkul ni ci mbébétam dana fa àgg ziyaare ji sang bu tedd boobu Seydina Muhammad bitim réew it bari na fa ay soppe bari na ñu fa taxawoon di xeex di ñaan def la nga xam ne moom la ñu war a def pour Khalifa génn ci kasu bi ni mu ko defee ci biir réew mi loolu war na jaadu na mu war ko def ci Sénégal mbokk Sénégalais yi nga xam ne ñoo ngeen bitim réew ñàkkul ni loolu ngay wax et ci fan yi ñëw dana ko amal ndax ñu ngi koy xaar ci biir réew mi waaye ñu ngi koy xaar aussi bitim réew am na ay xarit ay am di jàmm ay kuréel yoo xam ne namoon nañ ko am ci taxawaay yu wér yu taaw bu dëgër a dëgër jaadu na mu dem seeti leen aussi ne leen maa ngi nii namoon ngeen ma waaye maa leen gënoon nam sant leen gërëm leen ñaanal leen. monsieur le maire. jërëjëf King FM mu ngi lay gërëm di la sant. maa leen di sant di leen gërëm ci studio Free yu King FM. jërëjëf. di la xaar nag nga ñëw fii ah. waaw ñu ngi lay xaar ci rajo bi bëgg nañ nga seet si incha allah nga seet ñu gën a xuus ci waxtaan wi. dinaa ci kontaan lool. di wax rek ni rajo bu am solo la. yéen ñi ci liggéey aussi gis nañu seen taxawaay. gis naa ni dara ñorul leen lu réew mi ak njëriñu réew mi. yal na yàlla barkeel seen liggéey. barkeel rajo bi. monsieur le maire. waaw Kals mu ngi noonu. ñu ngi koy gërëm bu baax. Cheikh Gueye disponible lool maire de Dieuppeul Derklé. un maire très disponible. très ouvert également. nit ku il faut le dire nit ku woyof. ñi jàngee ay CM Adama Diallo yëpp xam nañ ko. c'est un professeur d'espagnol à la base. de SVT si je me trompe pas. C'est quelqu'un de la population, quelqu'un qui est issu de Derklé. Donc voilà, et puis bon maintenant rafetlu kàddu yi liñ ci mën a jàpp rek mooy xam nañ ni Khalifa comme ni ñu ko doon waxee confirmer information boobu ni dina dem bitim réew. waaye li ko waral rek mooy foog mu dem saafonte ak soppeem yi nga xam ne nekkuñu Sénégal diggante moom ak Makkatal Mukarram aussi wax na ko lu mu namoon la dina ko def. kon nañ jàpp ni loolu yëpp ci programme am la bokk waaye fi mu toll nii ci étape bi mu nekk mooy gërëm ak sant ñi nga xam ne bi mu nekkee ci tolof yi ñoom jàppale nañ ko ci donc ñu ngi gërëm bu baax a baax monsieur le maire ci xibaar yooyu nga xam ne yeggee nañu ko ñu koy xaarandi incha allah xam naa du yàgg dara moom dina doon suñu gan ci 9-11 ngir waxtaanee lépp lu jëm ci actualité waaye tamit jëm ci mbirum Khalifa Sall di sa waaw loolu lu am solo la parce que Khalifa Sall instant bi je pense que c'est un homme politique à suivre moom ak ki ñu wax Ousmane Sonko ci par ricochet Kals il faut dire que tey Ousmane Sonko waroon na teew Assemblée nationale pour fekkee mbiru commission d'enquête boobee mais ci suba jot naa ay information comme quoi que tey dina ko fekk tey ou vendredi daal dina ko fekk Ziguinchor mu war fa animer benn conférence de presse xam naa ci à partir de loolu sax nee nañu la war a def yeneen révélation ci dossier wu 94 milliards xaw ma 46 milliards parce que démb dégg naa ci ay proche am avocat am sax en personne mu wax ni alxamis non ajuma plutôt dina def conférence de presse moom Ousmane Sonko ngir andi ay leeral donc ñi ngi xaar jàkkaarloo boobu ak taskatu xibaar yi voilà defe naa nag mu ngi ko war a defee Ziguinchor foofu la ko war a defee mais quoi qu'il en soit on verra ce qu'il va dire demain comme je dis cette histoire là commence na également sonal askan wi parce que non mais dëggantaan xamuñu ndax 94 milliards la ñuy jiñ waaju wala 46 milliards Ousmane Sonko nee na am na ay preuves
man jàpp naa ni c'est une affaire entre Ousmane Sonko et Mamour Diallo man jàpp naa ne également que l'État ne peut rien contre Ousmane Sonko s'il sort les preuves dont il dit qu'elles sont à sa disposition. bu ko génnee dara du ko ci fekk waaye bu ko génnulee aussi dina ci pâtir moom. loolu moom defe naa moom il en est conscient. li may faral di wax rek affaire à suivre. affaire à suivre sinon Kals on met 2-3 minutes. moom may la tuuti lu xew ci journaux yi tey. tey l'Observateur xëy na deuxième loi de finances rectificative bu 2019 maanaam budget bi dina am lu ñu ci soppi tuuti am xaalis bu ñu ci dugal wala bu ñu ci génne bu ñu ci dugal sax lay gën a nuróol l'État entre dette et déficit fi mu ne nii kon dafa mel ni nguur gi dafa bëri lool sax te xaalis defe naa dafa xaw a ñàkk ci kees yi des milliards impayés la nouvelle facture téléphonique ñu wax ñu ko chaque ministère gère son budget à partir de janvier bi di ñëw def naa le ministère bu nekk nga war a mën gérer ce budget directement bu ñu fi jógee ci loolu wax nañ tamit ci match amical international de football Sénégal-Brésil un midi de gala loolu l'Observateur xëyee tey wax ñu tamit que il y a l'interview exclusive de Valdo sur Neymar et Sadio Mané révélation sur l'incroyable histoire d'amour entre le football sénégalais et le Brésil ba pare nag L'Obs génnal ñu le 11 probable de Aliou Cissé loolu nag moom la li nga xam ne L'Obs moom la waxtaane tey ci suba ginnaaw ba mu ñëwaatee ci le nouveau plan anti-Sonko ñëwaat ci Khalifa Sall revient avec fracas au PS wax ni secrétariat exécutif national bi demee démb ba ki nga xam ne sax mooy Aminata Mbengue Ndiaye ñu introniser ko premier secrétaire du parti socialiste ginnaaw loolu tamit ñëw nañ également ci incident bi amoon ay DB les révélations sur les premiers éléments de l'enquête sur le Boeing d'Ethiopian Airlines loolu Pape Mathia Sarr moom la L'Obs waxtaane tey ginnaaw L'Obs les Échos moom ñëwaat ci li nga xam ne mooy les retards de paiement des salaires tension sociale et concurrence Dakar Dem Dikk en danger loolu nag moom la xëy tey société bi nga xam ne Maître Moussa Diop moo ko dirigé ñu ne la société menacée par le TER et le BRT les salaires payés difficilement le climat social délétère Maître Moussa Diop moom di tontu naan les salaires sont en train d'être payés ce retard ne peut pas être imputé à la direction bu giwee soo loolu mu ñëwaat ci secrétariat exécutif national bu parti socialiste première réunion du SEN post Ousmane Tanor Dieng le PS fait bloc autour de Mbengue Ndiaye ginnaaw loolu ñëwaat na ci Adama Gaye Adama Gaye taille en pièces le ministre de la justice nee na à part vendre des épices du riz avec les Pakistanais maître Malick Sall n'a jamais été avocat d'affaires à Londres loolu nag ki ko wax mooy Adama Gaye moom sañ na wax lu ko neex moom marché de gré à gré pour gérer les problèmes de l'eau à Touba RMP tape sur Serigne Mbaye Thiam et l'OFOR mais accepte l'illégalité. Le quotidien moom ñëwaat nag ci mbirum PS bi intérim du secrétariat général le PS pêche Aminata Mbengue Ndiaye à la page 10 dañu mun lire loolu ginnaaw loolu nag Kals amoon na mbiru IPRES def naa tamit war nañ ci def. mooy ñi retraité war nañ ci def ab taxaw seetlu parce que. fan yii yëpp ñu ngi doon yëngal ba sax seen ab directeur boo fa nekkoon Mamadou Sy Mbengue lañ koy woowee su ma juumul. ñu mujj tekki ndombal tànk yi nga ko joxoon. daal di fal keneen par intérim mu am ay coow yu ndaw Macky ñu ne Macky dafa reculer ci ginnaaw loolu nag fi mu ne nii nag ki fa nekkoon secrétaire généralu institut boobee. IPRES boobee moom la ñu fala nëgandiku muy gérer intérim bi waaye lu ci mënta doon war nañ def ab taxaw seetlu ci kër googu nga xam ne moom mooy IPRES wax nañ tamit ci changement des permis de conduire nee nañu la date le 31 décembre moom mooy dernier délai bi nga xam ne permis yàgg yi ku ko amati moom jàppal ne dootoo mën dawal oto ci tali Sénégal yi nag waaw la tribune la ñuy jeexale moom ñu waat mbirum IPRES bi l'IPRES conserve son indépendance Cheikh Gueye nommé directeur intérimaire en réunion de CA Mademba Sock moom di wax naan nous allons continuer à nous battre pour l'autonomie de gestion de l'IPRES Amadou Lamine Dieng un cas pour le président Macky Sall donc moom la li nga xam ne la tribune moom la ñu xëyee tey ginnaaw bu ñu waxee ci waxu 94 milliards yi ñëwaat ci incident bi amoon démb fële ci AIBD ki nga xam ne mooy Xavier Marie directeur de la société de gestion de l'AIBD moom nee na nous avons entendu des choses qui ne reflètent pas la réalité waaye lu ci mënta am mooy ñun am na lu xew te dafa xew lañ fa wax
donte sax ñu sant yàlla bu baax amul benn dee wala benn gaañu waaye nag li am moom ba am mooy am na incident bu nga xam ne Ethiopian Airlines la te loolu nag faw ñu wax ko nag ndax mu leer waaw xanaa Pape Madiakhate nga wax ci waxu sport bi nii nee nañu day waxu suñu gaynde yu ndaw yi day moom defati nañu jaloore. waaw tournoi UFOA bi la Sénégal Ghana mooy doon final bi Sénégal démb dafa gagné équipe bu Mali 2-0 ci demi-finale dem ci guddi à 20h la woon match bi Sénégal gagné 2-0 ba tax mook Ghana ñoo war a jouer final vendredi. miin nañu final de ñun. waaw miin nañu final miin nañu final xëy na li ñuy perte final moo bari mais bon comme ñu ngi dem final rek te daan ñu ko woon dem dimanche incha allah. waaw ne leen Selbé Ndom bu mu ci wax dañu joué suñu match ba pare incha allah ayca rapidement dañuy def benn crochet bu ndaw ci IPRES bi ñu doon wax léegi. situation wu retraité yi dafa mel ni fan yi moom ñu ngi ñoo nekk à la une ci seen DG bu bees bee kii la ñuy faluñu kee wax dëgg yàlla retraité yi nag am nañu mérite ci réew mi. waaw am nañu mérite ci réew mi IPRES di saa mu ngi def 5 rappel des faits par rapport ak ni nga xam ne moom la Diop Sy Mbeng Mamadou Sy Mbeng plutôt bi nga xam ne moom moo fa nekkoon mu bëri woon coow trop ci ni mu yoree li nga xam ne moom moo di IPRES ba tax ci conseil des ministres bële weesu président Macky Sall jël décision jëlee ko fa am ku mu fa teg mu juróon coow nag ba waa IPRES jàpp ne dañu am autonomie ba tax li nga xam ne moom mooy ki fay jiite ñoom ñoo ko war a tànnal seen bopp ba tax ñu daal di jël keneen koo xam ne moom moo ñu wax président Macky Sall mu bañ a signer décret bi président Macky Sall daal di nangul leen loolu démb ñu def am ndaje am kuñ fa tegandeegum en attendant ñuy def appel à candidature pour xool ban profil moo gën ngir ñu mën ko teg définitivement foofee ca bopp IPRES ngir mu jiite lépp lu jëm ci wàllum retraité yi nga xam ne seen jafe-jafe bari na loolu saa su ne dañuy faral di jàmbat wàllum koppar yeeg nan lañ koy fayee mu doon lu it loo xam ne war nañ ci taxaw ndaxte dañoo liggéeyal réew mi te mérité nañu ñu daal di leen respecter ndax pour service bi nga xam ne rendre nañ ko nation bi donc mu doon coow loo xam ne bëri na fa lool mais li ci gën a fës rek mooy combat bi nga xam ne victoire bi nga xam ne ñoom am nañu ko ñoom syndicalistes yi fa nekk mooy ils ont contraint président Macky Sall mu bañ a signer décret de nomination bi ndax dañoo am autonomie je pense que li ñu nemmeeku IPRES bu ñu ko gënoon ubbi yaatal ko direction générale yi ñu koy def appel à candidature ce serait formidable bëri na ay dëkk ci àdduna bi yoo xam ne noonu lañ koy defee appel à candidature ñu jël candidature yi ku mën nga ñëw jël ñu xool sa profil bi gën ñu jël ko mais direction générale yi souvent ni ñu koy nommé président ñëw jël ku ko neex souvent la plupart du temps dañuy faral di nemmeeku nekk xëy na kañ ko fay teg wàllum politique lañ ko fay tegee mais maîtriser wu ko et je pense que c'est important tey jii bu ñu ko defoon direction générale yi am na dëkk yu koy def dañ naan direction générale yaa ngi nii ku am compétence ñëwal déposer sa dossier boo déposer ñu xool profil yu gën bu ñu tànnee kenn ñu teg la fa nga daal di def sa liggéey sans pour autant nga xalaat ay questions politiques dañ ma fay teg ak niiw ak nangam sàngam donc doo am benn pression da ngay ñëw am nga xam-xam ci wàllu wi nga ñëw nga liggéey politique tegu la fa exactement nga ñëw nga liggéey donc li nga xam ne waa IPRES xeex nañ ko je pense que gouvernement bi mën na il faut que mu xalaat aller dans ce sens là pour direction générale yi lañ leen di dénk ñu koy mën di doxal bu baax a baax 10h20 moo jot ci seen studio bu King FM ñu ànd ak suñu ay partenaires yi nga xam ne ñoo ñuy gunge une page de pub et puis on se retrouve juste après. booy yaa ngi guux di meleste ko di taxamti ku rek xaw ma ci café gi la xaw ma ci téléphone bi la bànneexu xol la day contaminé fépp aka waane ñaar yëpp la faal café gi neex na lool waaye sama kalpe orange moo ne dara dàqu ko xanaa xéewalu màggal bi dafa ñëwati fa nga toll waaw ba mu ñëwee du tey nga ni fii ba màggal waaw bés bu nekk orange moo ne ci bépp retrait transfert ak code transfert international waaw mbaa réception ak ria nga ni mën ngaa bokk ci tirage au sort bi am bés bu nekk nga ni kaay ma wax la lu ñuy maye 12 enveloppe yi 100 000 francs lu orange moo ne maye bés bu nekk allahu akbar kaay ma dee la waxal distributeur yi tamit si nañu bokk waa lii neex na ba bëri doole de faal ak sa at bu nekk waaw sama kalpe orange moo ne moo mooy gunge ci yoonu màggal gi barki borom Touba na bir orange money rek ay xéewal dong la ci jees 144 jees mbaa cette application orange money dem rek kenn duñu tee. Orange Money est un service de Orange Finance Mobile Sénégal. Orange.
aja di gërëm bu baax a baax Orange ci page de pub boobu ñu wéy ak yéen ci jotaay bi nga xam ne moom la ñu duppee 9-11 tey nag dañuy waxtaan ci journée bi nga xam ne wax dëgg yàlla man de su ma sañoon journée bi du am ndax bu ma sañoon ñëpp nekk ci état boo xam ne nii duñu sax xalaat ñu feebar am feebarum xel ndax lu metti la te situation bu doy waar la waaye nag ndegam àddina moo demee noonu association bi nag ki ko jiite di Assoumane Dione mi nga xam ne moo jiite voilà moo jiite ñoom ñi nga xam ne dañu am feebaru xel tey nag mooy journée mondiale des malades mentaux yi nga xam ne ñoo nekk ci àddina bi yëpp ñu leen di xalaat di am pensée bu yaatu ci ñoom ndax feebar la rek comme yeneen feebar yi di ñaan suñu borom saafara ko ndax am na ñu ci dugg ba pare génn ci voilà nekk nit njaay léegi di dox seen ay soxla ñun nag dañ ci bëgg a waxtaan tuuti ànd ci ak seen président boobu nga xam ne moo jiite seen association di sa Prera. waaw Kals wax nga excusez-moi wax nga lu am solo. Les malades mentaux au Sénégal et en Afrique en général boo seetloo ñun suñu dëkk yi dinañ jël en charge feebar yu bari hôpitaux dinañ leen jël en charge dans le domaine de la santé on parle beaucoup on parle beaucoup de la chimiothérapie du cancer on parle beaucoup de d'autres façons d'autres maladies ki nga xam ne que tey ñu ngi sonal askan wi mais rarement la ñuy gis une politique spécifiquement une politique de santé spécifiquement destinée aux malades mentaux au Sénégal. Je pense qu'il n'y en a pas réellement booy seetlu famille en général ñoom ñooy jéem a taxaw seen ay malades mentaux à la mesure de leurs moyens. Quelquefois ça marche quelquefois ça marche pas te lu ñu gën a nemmeeku mooy. Généralement nit ki bu tàggoog xelam nekk ci kër lu ci am na ci façon yoo xam ne dañ lay beddi donc bedd boobu daf lay isolé généralement bu lay isolé bon tu es plus dans ton monde voilà on est plus dans son monde et on est plus de plus en plus isolé et on a des problèmes pour revenir et moi je trouve ça un peu contradictoire dans la mesure où ñun suñu bu doon dëkk Europe yi dañ naan il faut mu dem seeti benn psychiatre wala je sais pas psychiatre waaw benn psychiatre xëy na et tout mais ñun sociologiquement on est constitué ba nga xam ne que normalement nit ki soxlawul dem seeti psychiatre parce que la communauté doit pouvoir prendre en charge cela parce que suñu culture suñu civilisation moo ni demee mais le monde a changé les choses ont évolué ba nga xam ne tey jii danga gis ay nit yoo xam ne dañu tàggoog seen xel mais booy dox ci mbedd bi dinañ gis ci ay anam yu doy waar de moi damay wax ne sa anam yooyu noonu ça ne respecte pas les droits de l'homme tey kon jot na tey en ce moment il mène un combat noble je trouve extrêmement noble parce que nous tous je pense on a eu de près ou de loin quelqu'un qu'on connaît et qui par la suite peut-être a perdu la raison quelquefois ñun sax duñ ko xamee am nañu ay promotionnaires am nañu des nit yoo xam ne ñoo bokkoon koñ ñoo xam ne on les connaissait donc yooyu yëpp am na mais tey pour man la question essentielle c'est comment faire pour prendre en charge ce problème-là comment faire en sorte que qu'on n'ait plus des nit yi nga xam ne dañu tàggu ak seen xel ba pare nekk di errer dans les rues comme ça parce que c'est un danger pour moi c'est un danger aussi bien pour vis-à-vis d'eux-mêmes mais également c'est un danger vis-à-vis des populations donc tey je pense que le ministère de la santé war na am nu mu taxawee ci mbir moomu Pape Sarr je pense effectivement ni nga ko waxee am nañ nu ñu taxawee gis nga les malades mentaux mooy ñi nga xam ne seen xel dafa wàññeeku dañu bokk ci ñi may duppee les laissés pour compte de la société mooy ñi nga xam ne dañ leen a beddi mooy dañ leen maanaam dañ leen jàppee ne comme ñu bokkul ak nit ñi te pourtant nit lañ la preuve lan lañ leen di wooyee dof yi lañ leen di wooyee déjà ci nuñ leen di tuddee rek exclure nañ leen ci société bi ndax ñu koy wax jàpp nañ ne ñun ñooy nit ñi ñoom ay dof lañ donc duñu ay nit comme ñun déjà exclusion moo tax man des fois suñuy wax état bi ci yenn aspects yooyu dama naan ñun d'abord ñun société bi d'abord ñun de société d'abord balaa ñoo wax état est-ce que ñun li ñu war ak ñoom li ñu warloog ñoom ñun ñu ngi koy def donc déjà loolu benn aspect bu important la parce que Papa ma jaxate dogguma la nga baal ma ñi ngi ak Assoumane mi nga xam ne Dione moo jiite association ASAM bi nga xam ne day aar lépp lu jëm ci ñooñu nga xam ne dañu am feebaru xel monsieur Dione ñu ngi lay nuyu président ñu ngi leen di fay di am mbégte dalal la ci antenne King FM yi ci waxtaan yi nga xam ne sumb nañ ko bés bi nag dañ koo jagleel ñi nga xam ne dañu am feebaru xel ci àddina bi
waaw may féliciter rajo King FM vraiment di rafetlu seen liggéey seen professionnalisme tey comme ni ngeen ko waxee bés la bu ñu jagleel mbirum santé mentale bu ñuy wax santé mentale nag lu yaatu la mooy d'abord nit ki nitee nit ki ànd ak xelam nit ki nekk ci nekkin bu rafet nit ki nekk ci nekkin bu ñoŋ feebar nag su ñëwee li ci war mooy ñu faj ko ñu toppatoo ko moo tax wàllu feebaru xel dafay daal di dugg ci mbirum journée mondiale donc bu santé mentale. en ce moment. waaw en ce moment journée mondiale de la santé mentale noonu la mais gis nañ que Sénégal santé mentale dafa mel ni Pape wax na ko sànq dans le cadre des politiques de santé ça semble être l'enfant pauvre ou bien. le parent pauvre. xam nga le parent pauvre ay spécialistes ñoo ko doon wax. boo déggee parent pauvre mooy dañ ko sàggane. li xew dëggantaan sax dafa raw sàggane. waaw parce que bu fekkee ne am nga ñaar téeméer dërëm nga war ko séddale ay xale kii nga jox ko juróom fukk kële nga jox ko ñeent fukk kële nga jox ko ñaar fukk kii nga jox ko dërëm. kële joxoo ko dara maanaam ki nga jox dërëm bi kooku mooy le parent pauvre mais kii nga joxul dara moom bokkul ci xaalis bi. santé mentale nag dafa bokkul ci mbir mi. dañ ko boolewul ci système de santé. lu tax nga wax loolu. amul benn hôpital tey booy dem au Sénégal fii ma nekk Tëngéej Kaolack Thiès Diourbel fii ci Dakar amul benn hôpital booy dem nga fekk fa ñuy faj mbirum feebaru xel. hôpital Fann. hôpital universitaire la foofu moo am ak hôpital principal. dalal jàmm. dalal xel plutôt. waaw xam nga hôpital laa la wax hôpital boo jëlee hôpital mooy Youssou Mbargane mooy hôpital Dantec. mooy Abass Ndao mooy Matlaboul Fawzeyni mooy Ziguinchor hôpital Ziguinchor hôpital régional donc bu Kaolack. loolu mooy le système de santé. donc à part principal qui est un hôpital militaire hôpital Fann qui est un hôpital universitaire ñaar yi amuñu fu ñuy fajee feebaru xel. léegi nag boo limee Thiès. boo limee Thiès nga lim Fatick. yooyu c'est des privés. yooyu privé la hôpital Saint-Jean de Dieu ñoo ko moom. hôpital psychiatrique bu Thiaroye moom moo fi nekk. te ñun man sama bëgg-bëgg sama yéene tey jii bu ma sañoon tey jii su ma amoon ndogal ci réew mi tey jii hôpital psychiatrique bu Thiaroye dama koy tëj. lu tax. très bien xam nga tey boo seetloo Sénégal bëreetul robinet mbedd. parce que kër yëpp am nañu robinet. boo seetloo tey Sénégal cinéma daanaka amatu fi parce que film bu gën a xaliñ ci àdduna bi bu génnee ci sa téléphone portable mën nga ko ci seetaan bu ñu tëjee hôpital psychiatrique bu Thiaroye ñu ubbi dans les hôpitaux ay services de psychiatrie ki nekk Matam ki nekk Linguère ki nekk Kaolack dootul ñëw Thiaroye. bu ñu ko ubbee Youssou Mbargane ñu ubbi ko Pikine ubbi ko Dantec kenn dootul soxla hôpital psychiatrique bu Thiaroye. mais tant que ñi ngi bàyyi hôpital psychiatrique bu Thiaroye kese. pour Sénégal gi yëpp. non seulement Sénégal gi yëpp duñ fa xaje. waaw maanaam du mën a joxe te du bàyyi ñeneen nit donc ñu mën a am. d'accord Assoumane bëggoon naa la laaj fan yële passé jotoon ngeen teg ay plan d'action pour mën a mener seen ay combat déggoon naa fi ngeen doon wax ni da ngeen a bëggoon a marche entre jóge Tëngéej dem ba palais de la République ci président Macky Sall fu ngeen mujjee ci loolu. tey dem si guddi. dañu ne def nañ loolu ba tey def nañ ko ba tey tey président de la République mi ngi jëm ñaajo di waxtaan ak ay kilifa foofu ñu jàpp ne moom Macky Sall mi ngi oote dal ci réew mi ñu nekkoon nañu bàyyindi boobulee mbir parce que nit ñi nañ koy déggee du demee noonu ñu daal di bind ab lettre ab bataaxal jagleel ko Marième Faye Sall moo tax ci seen rajo fii lay profité King FM boole ma ko sol ma ko mu ne may ma woo la première dame Marième Faye Sall ñi amee feebaru xel ci sama baat man Ansoumana Dione ñooy woo madame Marième Faye Sall pour que ñu ñëw dimbali ñu ndaxte ñun li ñuy wax booba léegi du pour suñu njariñ ñun mais pour njariñu askan bi la ay nit ay jigéen ay góor
ay ndaw nekk ci mbedd mi di taxawaalu lu toll ñetti junni doomu aadama man buy taw man du ma am jàmm buy ngelaw du ma am jàmm parce que ñoom lay xalaat bu fekkente ne dañu dénk réew mi ay kilifa président Macky Sall am yéen bu rafet si ñu amee feebu xel président Macky Sall am ci man Ansoumana Dione considération bu kenn mënta natt fa la toll Macky Sall ku ma bëgg ku ma yëg ku may bind la saa su nekk ku may sax jàppale financièrement man Ansoumana Dione parce que nit ki bu la defee lu baax da nga koy wax waaye Macky Sall bu jëlee ministère dénk ko Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé ñoom ñoo waroon tey def li nga xam te ni président de la République kenn du am lu mu ko wax parce que ñun dañu jàpp ne. Macky Sall n'a pas la bonne information par rapport à la situation de départementale. mais Ansoumana. Oui. Ok, peut-être que Macky Sall n'a pas la bonne information par rapport à la situation de la santé mentale au Sénégal mais yow da ngay diriger association bu ñëpp xam naa ne yow warul a jafe nga mun toog ak ki nga xam ne mooy Abdoulaye Diouf Sarr est-ce que déjà ba mu fi nekkee ba léegi wala nguuru Macky Sall ba mu ñëwee ba léegi est-ce que mos nga toog ak les autorités en charge de la santé waxtaan ak ñoom jox leen la bonne information sur ces cas bien précis là wax nga sànq ñetti junni suma jumul en français mooy quoi 15 000. fukki junni ak juróom. fukki junni ak juróom. ñetti junni 3000 mooy ñetti junni. ñetti junni doomu adama. 3000 malades mentaux à recenser hein. C'est ça. Recensé à travers le Sénégal est-ce que yéen tey jox ngeen ak Abdoulaye Diouf Sarr exposé ko situation bi et si c'est le cas c'était quoi sa réponse. laaj nga nag fu am solo waaye balaa may ñëw foofu damay préciser li ma wax ne président Macky Sall daf may jàppale financièrement bi c'est dans le cadre des programmes de l'ASAM. bu ñu amee journée comme tey jii saa bu ñu ko bindee daf ñuy jàppale. mais ren jii dañu ne ñun soxlawuñu journée li ñu soxla mooy toog ak njiitu réew mi Macky Sall pour ñu jublu ci problème yi pour ñu saafara problème yi Abdoulaye Diouf Sarr toog na ak moom ay yoon daañu sax diggante téléphone ay yoon waaye saa bu ñu toogee waxtaan man lenn rek lay mettitlu Abdoulaye Diouf Sarr bu toogee xamal waa ministère de la santé ne la Ansoumana Dione c'est l'un des meilleurs nu ñu koy waxtee acteurs de la santé mentale au Sénégal il faut que ñu koy déglu waaye lépp lu ma leen wax Abdoulaye Diouf Sarr day taxaw ne kat wax na dëgg ay techniciens taxaw ne wax na dëgg directeur général de la santé directeur de la lutte contre la maladie division santé mentale ñoom ñëpp dañ naan Ansoumana Dione li mu wax dëgg la danañ ko def waaye nag malheureusement duñ ko def. Ah bon. duñ ko def moo tax man seen journée tey bi. fi may wax yéen ni xoolal fi may wax yéen ni maa ngi ñuy toog sama kër. Ah bon. maa ngi ñuy toog sama kër parce que ñoom li ñuy def nii. ministre bi daf ma bind lettre. ne dafa bëgg ñu def prise de contact. ma ne ko man maa ngi gis ak yow tout le temps. soxlaa ma prise de contact. parce que boobu jàpp naa ne ñoom journée bi la ñuy waajal te man journée bi nii Sénégal soxlawu ko. nu mu soxla leneen léegi Ansoumana concrètement soo amoon ñaar wala ñetti solution yoo xam ne jàpp nga ne bu ñu si taxawee ñaar wala ñett ci lu gàtt ñaar wala ñetti solution yoo xam ne jàpp nga ne que tey mën naa saafara mbir mi lan ak lan la ñett ci lu gàtt man Ansoumana Dione man may saafaraw problème mu malades mentaux yi au Sénégal loolu ñëpp xam nañ ko man mii la naka du benn du ñaar président Macky Sall la première dame Marième Faye Sall man benn kilifa rek bu ma déglu pendant 5 minutes la ma koy wax mu jëfee ko mooy problème bi saafarawu na. waaw am nga tribune ci King FM. moo tax jox ñu en direct et Sénégal yëpp a ngi lay dégg ñaari solution pour ñu génn ci problème bi. xam nga boo ne ñaari minutes. dafay xaw a doy waar nga tàmbali doo yeggali. waaye tàmbalil rek. waaw man Ansoumana Dione. suñu ma bàyyee kese laa wax suñu ma bàyyee suñ ma tënkulee. mooy problème bi saafarawu na mais malheureusement dañu ma tënk. xam nga tey jii maa ngi wax yaa ngi dégg Sénégal bi ngi may dégg. bu fekkoon tey jii man dama coupé sama téléphone mooy wax ji jeex na. yéen boo dama coupé mooy wax ji jeex na. kon fii kenn tënkugul kenn. te gëm naa ne kenn du tënk kenn ba keroog ñuy tàggoo. man dama yor ay solution yoo xam ni laajuma Sénégal ñaari dërëm laa wax laajuma état bu Sénégal benn dërëm. un seul sou jox ñu si benn solution rek.
moom lay wax ni man dinaa fexe ba sénégalais yi ñuy faj feebaru xel te kenn du fay benn dërëm benn ngi noonu. d'accord. gratuité des soins. docteur Diack bi mu fi nekkee DG de la santé. waaw. moom la man xamee su nga mën a remplacé. dans son bureau. dama ko wax mu jóg taxaw. ba ma ko defalee esquisse dafa ne en yow il faut gars yi dugal ci système bi li gën a leer. journée mondiale de la santé bii ñu génn. waaw ci hôtel Teeru bi. OMS DG de la santé ak ay kilifa yi fa newoon ñëpp ay professeurs ay médecins benn man maa fa wax lu ëpp 15 minutes ñu wax ñëpp ay 5 minutes 3 minutes la ñuy wax. d'accord ndax li nga leen di jox comme solution xam naa ni waxtaan wi bëggoon nañ koo gën a yaatal. dëgg la incha allah dinañu jël bés boo xam ne da ngay ñëw fii ci studio bi. ñu waxtaanee li nga xam ne moo di malades mentaux yooyu ci seen bés bi incha allah dinañ ko jàpp du yàgg dara. nga ñëw ñu waxtaanee loolu ñu ngi lay gërëm bu baax. maa ngi leen di féliciter. jërëjëf di rafetlu seen liggéey. jërëjëf kontaan nañ ci yow bu baax. alhamdulilah et puis di leen souhaiter bonne journée ndax tey seen bés la voilà ñu ngi leen ci ñaanal ñi ci am feebaru xel suñu borom saafara ko ndax kenn bëggul a dëkk ci lu mel noonu nga xam ne mën naa jàpp ni feebar rek la waaye day romb donc journée bi ñu jagleel les malades mentaux ñun pàcc boobu lañ ci ubbi woon. ànd ci ak seen président bi nga xam ne moom moo am na ay jamono nag ma déggoon ni dafa bëggoon nekk candidat présidentiel. moo koy wooyee président ay jamono déposé woon ma voté bëggoon nañu fi nekk président mais il faut dire Kals quand même 3000 malades mentaux recensés dans un pays comme le Sénégal recensés dañuy wax am na parce que man jàpp naa ne ëpp recensé 3000 mais man jàpp naa ne ba mu juddoo ba tey wala ay at ak nii li may gis ci malades mentaux ci réew mi jéggi na dayoo am na ñoo xam ne sax ndeysaan doo leen gis ak ñiy dox nii di ànd ak yow di dem rek nga jàpp ni ñi ngi wér normal mais daf ci am benn catégorie bu am solo Kals bu nga xam ne duñ leen bàyyi xel généralement mooy malades mentaux yi nga xam ne ay jigéen lañu man point boobu dem ci am taxaw seetlu parce que bëri na lu ñuy dund ay abus bëri na lu ñuy dund ay viol bëri na lu ñuy dund violence ñu leen di sàkku donc tey je pense que catégorie boobee war nañ cee gën a taxaw ndax bu dul dara aussi ay jigéen lañu te ñun Sénégal dañoo baaxoo suturaal jigéen donc catégorie boobu noonu je pense que tey ministère de la santé doit quand même aider un peu même les familles qui n'ont pas les moyens de prendre en charge ça parce qu'il faut dire que la santé mentale ça coûte cher ça coûte extrêmement cher donc mais je pense que lu mu cher nit ki amul prix dëgg la de waaw man sama taxawaay foofu la ayca li ñu cërale woon nag wax ci waxtu wi ci wàllu actualité commenté daanaka mat na fàttaliwaat ne jotaay bi dañ ciy wëy ci yoonu màggal gi naka noonu suñu portrait du jour ak info trafic boole ci tamit revue de presse bi marqué une pause musicale tout de suite ñëw ci li nga xam ne moo di yoonu màggal gi wax ñu sa xalaat Grama Samba Mama Jadion Wisma Yamba Nena suma ki sullion dinaa jàkkaarloog Mamba dugal na ma ci kamba mu fees dell ki yamba xale mag ñëpp di ma mbamba sama dañu kumpa yóbbee ma bopp xooxu sumpa pression njaxas bi ma doon jënd. Le premier titre de Fou Malade officiel ci ñooñu nga xam ne ñoo am feebaru xel defaat na ko également ci son dernier album bi mu génnee Ousseynou ak Assane li mooy Fou Malade un extrait de l'album Bataillon Blindé dëggantaan à l'époque ñu leen di nuyu de passage et puis di leen féliciter ñoom aussi ñi ngi mëne ay combat yu bëri waa ci hip hop jëm ci ñi nga xam ne dañu am feebaru xel léegi nag dañuy jàll ci li nga xam ne yoon la woo xam ne jël nañ ko ñun ba noppi ngir dem ca dëkk bu sell boobu ñuy wooye Touba Mbacké li ko waral xam ngeen ni wàccaayu 18 safar gi ci la ñu nekk alxamis bii ñu jëm yemook bés ni ki tey bu soobee yàlla ci la ñuy amal bés boobu nga xam ne Xaadimul Rasul moo ko woote woon ñun ñu war ci am taxawaay nag bu am solo boo xam ne comme ni ma koy waxee boobu ak léegi pendant pendant et après la ñuy ànd ak yéen ci événement boobu la altine sax du ñàkk dina am ay mbir yoo xam ne dinañ leen ko proposer en direct foofu ci dëkk bi ñu naan Touba waaye dañuy dem léegi ànd ak Serigne Saliou Seck désormais bés bu ne mooy ànd ak ñun ci yoon wi nga xam ne jël nañ ko ngir jëm ci màggalu Touba bu 2019 Serigne Saliou Seck ci yoonu màggal gi ñi ngi lay ziar. dal
leen ak jàmm ci rubrique bi ñu duppee yoonu màggal gi tey nag ñuy waxtaane yenn ci waxi Serigne Touba jëmale ko ci bésub màggal gi nekk bés boo xam ni ci waxi Serigne Moussa Ka ku tedd ki moo ko njëkk a màggalal boppam ca njaareem di Jurbel ci atum Tal Sasin te it bésu màggal bi war naa jaral lu nekk ab taalibe rawatina ab murit ndax Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul moo waxoon ni képp koo xam ni sama mbégte mooy sa mbégte bu bésub 18 safar yeeg seetee na nga ma ci santal sunu borom te it mbégum Serigne Touba mooy mbégum Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam di mbégum yàlla sunu borom moo tax saa su màggal gi yegg seetee nee na bu kenn xepp ginaar waayeet bu kenn yem gëléem Serigne Touba yokku ci ne bésub 18 safar dañ koy wéy di màggal ba keroog yawmal xiyaam bu nu ca àggee sax bu 18 safar yegsee aljana dafay yokk melokaan ci wàllum bànneex ba ñëpp di laaj lan moo xew tey fekk booba bésub 18 safar moo yegg si waat moo tax Serigne Saalihu Mbàkke mas naa wax ni sàllaaw jaay kër du samay mbir waaye nag buñ ne woon màggal gi suba la te awma lu ma ci jëf mbooleem kër gu ma am dinaa ko jaay def ko ci màggal gi santaaneb Serigne Touba nag moo di santal ko yàlla sunu borom ndax Serigne Touba léppam sant yàlla la mu bind ko sax ne yaskuruhu kulliya bil kitaabi bila buhan daati wala xitaabi Serigne Saalihu Mbàkke itam moo ne woon màggal gi ki ko fonk saa su nekk mooy raw ki ko fonkul ndax Serigne Touba borom màggal gi moo ni woon képp ku ci def benn bu déwénee yàlla sunu borom moo la koy fulal tax képp kuy jullit war ngaa xam ni bésub 18 safar bésub sant yàlla sunu borom la lii mbokk yi lañ leen andiloon tey ci yoonu màggal gi di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah. aca gërëm bu baax a baax Serigne Saliou Seck ci yoonu màggal googu nga xam ne jël nañ ko désormais bés bu ne dañuy ànd ak yéen ci loolu nga xam ne daf ñuy dimbali ngir mën a jëm ci 18 safar gi ñuy waajal bu soobee yàlla alxamis bi ñu dëgmal lay doon may fàttali waat ni que dina am ay éditions yu spéciales yoo xam ne danañ ko def jëmale ko ci bés boobu nga xam ne ñu ngi koy waajal incha allah alxamis bi ñu jëm ci dëkk bu sell bi n'est-ce pas Dissa Préra lii lenn la rek ci loo xam ne noppi nañ ko ngir di leen ko dégtal bés bu di ngeen amaat également beneen jotaay ci midi bi muy midi culture di ngeen mën a déggaat sëñ Saliou mu ñëwaat ak yéen ci yoonu màggal gi waaye bu leen fàtte ni ci suñu ay plateforme moo xam ci chaîne YouTube bi wala ci www.kingfm.sn mën ngeen fa fekkaat li nga xam ne mooy loolu ñu leen dégtal léegi jëm ci yoonu màggal gi di sax waaw 18 safar wax nga ko yoonu màggal ñun ñu ngi si yoon bi boobu ba léegi te xam naa du yàgg rek ñu yegg si dëkk bu sell boobee Serigne Saliou nag moo ñu fa nar a représenté King FM mën nañu jàpp ne que bu weesoo loolu fii ba boobee également. lépp yónni nga ko war a yónni de. ah am Serigne Saliou. waaw non xam nga fii nañu on fait les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Donc xam nañu bu baax lu ñuy def. Donc ku xam mbir mi lañ ko jox. mbokk te non weesu na ko xam sax da cee bokk. Comme ni waa Ziguinchor di waxee dafa nekk ci digg bi ni soos. donc du coup mu ngi ciy liggéey bu rafet boobu léegi. te xam naa fan yu néew rek di ngeen ko dégg biir Touba sax si biir buntu jumaa ji mu ñu defal ay direct loolu yëpp nag dafa bokk ci programme 18 safar bi xam naa bu weesoo yoonu màggal gii nii sax mu ñu présenté tey am nañu beneen mbir boo nga xam ne que également mu ngi jëm ci Cheikh Béthio Thioune sëñ Saliou xam naa bi mooy premier màggal gi nag mu wute ko jëmmam ji wute ko waaye ni ko cantaak ni di waxee xëy na jëmm ji wute na ko waaye jëf ji mu ngi fii. mi ngi noonu loolu day fàttali gannaaw bi ñu la nuyuwaatee Dissa Préra di nuyu Kals di nuyu tamit auditeurs yi nuy teewlu ci 99.4 ak di ñu seetaan ci www.kingfm.sn wax nga ko Dissa Préra daanaka jamono ji moom xew-xew bi benn la moo di màggal gu mag bu Touba le 17 bi nu jëm lay am waaye ren ni ñu ko bindee woon le soleil bi fii Serigne Saliou jóge woon ni le grand absent ci màggal bi mu fa njëkk a wóotu waaye Cheikh Béthio Thioune tamit mën na noo wax ni màggalu ren bi moom mooy nekk le grand absent ndax Cheikh Béthio ku nekk xam na taxawaay bu am solo bi mu doon def ci jamonoy màggal ndax wax dëgg yàlla am na loo xam si Serigne Saliou moo ko waxaloon boppam nde jëf ji mu fa daan def rek bëri na ñoo xam si ñoo nga foofee ca Touba bëri na sax ñu sant Mbàkke mën nañ ko waxee noonu te defuñu ko foofee ca Touba donc vraiment dina nekk mbir moo xam si dina manqué lool naam ne tamit xalif généralu Cantaakoni di Serigne Saliou Thioune mi ngi ci yoon wi
mi ngi am ab taxawaay bu am solo jëmale ko ci mbiru màggal gi ak taxawaay bi ci waajuram bu góor wi fi jootu di Cheikh Béthio Thioune doon def waaye lu ci mën di am daal di saa Cheikh Béthio Thioune rek ak ay mbiram ak ni mu daan taxawoo ci màggal bi ak cérémonie yi mu daan def yu am solo yi mu daan def foofee ci Jannatul Mahwa yaakaar naa ni loolu moom dina fa manqué trop. De toute façon l'héritage est là Serigne Béthio moom Cheikh Béthio moom héritage am du mos a naax saay Kals xaw ma nag ndax portrait bi pare na am déet kon ñu may leen ko ki ñu ko defal nag xam ngeen ko madame Portrait waaw coordonnatrice 911 moo ñëwati Ndeye Mati Dieng defal ñu portrait wu ki nga xam ne moo di Cheikh Béthio Thioune ñu déglu ko teewlu ko et puis dellu si waat. donte bokkul ci famille Mbàkke ci wàllum dret Cheikh Béthio Thioune liggéey na ci yoonu Mouride ba am ci cër bu rëy ba muy am juróom-ñetti at ci bésub 17 avril 1946 la tase ak sangam bu tedd ba Cheikh Saliou Mbàkke ibn Khadim Rasoul histoire bi nag daanaka boy na suñuy nopp ndax cheikh bi daawul jóg ci di ko fàttaliku ak di ko nettali ak mbégte bésub mbégteem bii nag taset la xewee di village bu nekkee ca Thiès moom Cheikh Béthio Thioune àndoon ak magam bi di Guèye Thioune nekk ci seeni tollu wayjur ba seen charrette bu yàpp góor gu sell cheikh bi topp ci ginnaawam di daw ba borom charrette bi taxaw mu nuyu góor gi ci nekk di Serigne Saliou Mbacke mi ko invité sax ngir mu fekk si ko ci kër Baye Isma Diouf di magub taalibe bu daan dalal Serigne Saliou Mbacke bés boobu la Cheikh Béthio jàppee boppam Mouride di ko doxee di ko waxee ba keroog bi ko Serigne Saliou Mbacke di dëggal ci làmmiñu boppam di ko xamal ne bi mu ko boolee ci njabootam yàgg na. ca laa xamee ni manu day ruu lañu doon ay Mouride ñu laqee ci waxi Serigne Saliou laa ko déggee yéen day laqee ci donc yàgg na. njiitu cantaakun yi ku jàng nasaraan la ba am ci ay diplôme yu bari te loolu yëpp nag sangam bu tedd ba moo ko may ndax mooy ki tax ba way juróom bu góor Koli Thioune dalal cheikh bi école daawoon na itam saay su bëggaan dara ñëw wax ko Serigne Saliou Mbacke mu fajal ko muy ci liggéeyam bi mu doonee jàngalekat wala sax bi mu demee bay liggéey ci état bi nekk administrateur civil moom képp nag la Serigne Saliou Mbacke mësa cheikhal loolee ci atub 1987 teraanga yooyu yëpp nag mu ko defal moo taxoon ba mësul woon jug ci di ko sant. xaw ma feneen yàlla fudul fa Serigne Saliou ndax man kenn jàngalu ma ko lu bon Serigne Saliou laa topp boo di ma xamal di wax ak man di néew ma liggéey xam déedéet man damaa nekk ak moom rek. jëfam ci màggal ñëpp teg nañu ci seen bët ay junni nag lay rangale at bu yàlla sàkk tasaare ko ci famille Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul berndeel ci itam ay taalibeem ca Jannatu Mahwa gamu leen di dalal Cheikh Béthio Thioune gane si àdduna ci atum 1938 le 7 mai 2019 gi ñu nekk nag la wuyu ji boroomam ca Bordeaux gannaaw feebar bu yàgg bu ko tëral mu demoon fa nag ngir faju ji. waaw ku yëngal jamono Cheikh Béthio yëngal jamono waaw ku yëngal jamono Cheikh Béthio yëngal jamono bu doonee tu tànk lu mu loo Serigne Saliou wallaahi réew mi namm nañ ko moom Cheikh Béthio Thioune di ñaan rek comme ni ñu ko ñaanee woon démb leer gi mu fi bàyyi suñu borom ñu ciy xewlu booboog léegi te Cheikh Béthio moom wax dëgg yàlla réew mi namm na ko centaay namm nañ ko waaye dafa mel ni li mu fi bàyyi woon ci ay digle ñi ngi ci ndax boo seetloo waa këram ñi ngi waajal màggal gi bu baax a baax a baax ni ko Serigne Saliou waxee léegi absence am moom daanaka réew mi ràññee nañ ko ci bu baax a baax ni manqué nañu ci màggal gi ñu jëm waaye nag suñu borom moom bu bëggee ay mbiram kenn mënu ci dara. dëgg la vas-y Serigne Saliou boo ma may une minute. man bi ma dégloo porte bi sama yaram dafa daw. pour la bonne et simple raison que Cheikh Béthio da nga daan gis muy féddali ak kóllëreem di féddali ak taalibeem ci kanamu Serigne Saliou gis nga Kals dafa am solo c'est extrêmement important il a été loyal jusqu'au bout des ongles. Il a été loyal jusqu'à la dernière minute de sa vie envers Serigne Saliou xam nga loolu moo tax it di ko Serigne Saliou defal c'est que il comprenait tellement l'ampleur nee nañ la moom dong la Serigne Saliou mës a seexal moom dong la Serigne Saliou xam nga ku Serigne Saliou seexal am na lu tax donc c'est pas pour rien que tey li mu am nii mu am ko nii donc moi pour man Cheikh Béthio c'est un symbole. Cheikh Béthio c'est un symbole dans la communauté mouride. C'est un exemple à suivre également un exemple de loyauté. parce que mouride amul lu dul ak taalibe. lu dul ak taalibe
amu fa. wallaay nee nañ doomu Serigne Touba yi sax dañoo jaay seen doom jaayee ko ak taalibe su ma jumul. donc lui il a été talibé jusqu'à la fin de sa vie. et c'est très important non c'est trop important. day wane ngëm-ngëm ak dëgg ci li mu ne. c'est important c'est capital je te dis. waaw dem ci ba jeex. waaw dem ci ba jeex. waaw Serigne Saliou de man de noonu laa gisee xaw ma nag j'ai tort ou pas. mi ngi noonu non dëgg la te tamit Cheikh Béthio Thioune moom noonu la mas di doxee. te tamit daanaka di saa tënk nga ko li ci am solo lépp moo di Serigne Saliou Mbacké nga xam daanaka maa ngi koy wax démb ci yoonu màggal bi li tax moom mu mel ni moo gënoon a fës ci doomi Serigne Touba yi. dafa fekk ni dafa mel ni jamonoy ndaw ñi moom la ñu gënoon a dajal Serigne Saliou. loolu nag moo tax ba daanaka ñu bëree bëri dañoo riir dem utali Serigne Béthio Thioune. te bëri na ay taalibe yoo xam si dañoo topp Serigne Béthio Thioune ngir jëmmi Serigne Saliou Mbacké kese. te Serigne Béthio rek moom rek moo sañoon a taxaw ci kanamu Serigne Saliou di def lu ko neex. da doon fecc di def lu nekk te boobu sëñ bi da doon reetaan rek di ci ànd ak moom. ndax moom fi mu tegoon Cheikh bi moo kawe. fi mu tegoon Cheikh damay dégg bi mu nekkee ci ay jafe-jafe. moom Serigne Saliou Mbacké. moom Cheikh Béthio nekkoon ci ay jafe-jafe am lante na fi ak wàllum yoon. ba ñu teewoon ko fi. gis nga ni kàddu yi nga xam si porte parole général bu xalifa général yëkkati ko ci wax ni moom la Serigne Saliou waxoon ci jamono yooyu noonu. ngir ñu daal di koy bàyyi bañ ko andil benn jafe-jafe lu ko mooy bis buñ ko tegee loxo nañ ko def ñaari néeg nan ko def voilà mi ngi noonu loolu di wane kon dayo boo xam ne si ak cofeel gi mu amoon ci moom ba tax tamit mu bàddil ko li ñuy wax li murid yi di wax bàddil dañoo bàddiloon bu baax a baax Cheikh Béthio Thioune day mati ci biir portrait bi foofu la doore nee na santul Mbacké waaye fexe na ba am taxawaay bu yaatu ci yoonu murid ndax fi mu ne nii daanaka moom santul Mbacké mais am na ci taxawaay ab cër la bu ko Serigne Saliou mi ngi noonu ab cër la bu ko Serigne Saliou jox te lépp nag mu ngi tàmbalee ci juróom-ñetti at yi nga xam si amoon na ko moom Cheikh Béthio Thioune toppoon ci ginnaawam ba ni ko Serigne Saliou defee ab cheikh mu koy tarbiyewu ba Serigne Saliou tibbal ko lu bëree ba tey jii daanaka màggal ga lam fay def peut-être am na ñu ko fay def mais kenn ëppale wu ko ci moom ndax Cheikh Béthio Thioune bu fekkee affaire de bernde rek moom yàgg naa sàkku sax moom Cheikh Béthio Thioune ni nañ ko bàyyi màggal gi lu fay dugg ci bernde moom rek mu def ko moom yàgg naa sàkku loolu waaye dafa fekk ni rek màggal gi ndegam Serigne Touba moo woote te it am na sax ñoo xam ne duñu dem Touba ku nekk fa nga nekk nga koy màggale loolu moo tax ku nekk da nga ciy bëgg a bay sawaar waaye liy dugg ci ay nag Touba jànnatu liy dugg ci ay giléem la fay dugg ci ay xar Cheikh Béthio Thioune doon ko fa dugal gis nañ exemple bi soxnaam def na ko gis nañ exemple bi doomam bii di Serigne Saliou Thioune def na ko dajale jamono ji ay nag yoo xam si daanaka Malek fu nekk la jógee ñu jiital ko utali Touba ngir lépp nag nekk ci tànki Cheikh Béthio li tax nag mu fay manqué wax naa ko sànq cant gu mag gi mu doon def jànnatu rek bu di màggal ba ci guddi gi baas boo xam si fu nekk la nit doon bàyyeekoo bu ñii riiree utali jumaa ja ñii riir utali jànnatul maxwa lépp rek ngir fekk ki nga xam ne si moo di Cheikh Béthio Thioune lenn rek moo ko waraloon moo di jëmmi Serigne Saliou Mbacké mi nga xam si moo ko yëkkati woon ci kaw fépp foo xam si Cheikh Béthio Thioune mas na ko faa fekk di nga gis ba ñu Serigne Saliou Mbacké te yaakaar naa loolu rek lu yéeme la ndax man image yi may gis Serigne Saliou di ca reetaan yëpp ñaari image la benn bi ay xale lay nekkal ay tout tànk beneen ba ca des Cheikh Béthio Thioune lay doon mu nekk kon mbir moo xam si vraiment Cheikh Béthio Thioune yaakaar naa liggéeyal na Serigne Saliou waaye tamit Serigne Saliou jox na ko cër bu yaatoo yaatu boo xam si am na ko ci yoonu murid yaram
aca loolu di benn mbir moo xam ne def nañ ko rek ci jëmm jooju nga xam ne dootuñu ko fàtte ci réew mi ak sax bitim réew ndax liggéeyam moom daanaka yegg na fu ne ci portrait wu bés bi nag tey Cheikh Béthio moomu la ñu doon fàttaliku dinañ ci ñëwaat également certainement ci yeneen jotaay ndaxte may fàttaliwaat ni màggalu ren gi King FM daf ci ànd ak yéen ci taxawaay bu am solo moo xam fii ci Ndakaaru wala sax ci dëkk bu sell boobu nga xam ne moo di Touba Mbacké dinañ dem seeti ji léegi Massayer ci tali bi xool xibaaru dem bi ak dëkk bi bu ñu fa jógee nag doog a yëkkati jotaay bi ak ki nga xam ne moom mooy suñu waa ji fi jóge léegi muy Serigne Saliou Seck en attendant ñu dem une page de publicité et puis on se retrouve juste après ngir doog a nag xooli li nga xam ne moom moo xew ci tali bi ba tey ñu ànd ak yéen ci 9-11 jotaay bi nga xam ne yéen a ko tànnal seen bopp. booy yaa ngi guux di meleste ku di tax xamti ku rek xaw ma ci café gi la xaw ma ci téléphone bi la bànneexu xol la day contaminé fépp ak waane ñaar yëpp la faal café gi neex na lool waaye sama kalpe orange moo ne dara dàqu ko xanaa xéewalu màggal bi dafa ñëwati fa nga toll waaw ba mu ñëwee du tey nga ni fii ba màggal waaw bés bu nekk orange moo ne ci bépp retrait transfert ak code transfert international waaw mbaa réception ak ria nga ni mën ngaa bokk ci tirage au sort bi am bés bu nekk nga ni kaay ma wax la lu ñuy maye 12 enveloppe yi 100 000 francs lu orange moo ne maye bés bu nekk allahu akbar kaay ma dee la waxal distributeur yi tamit si nañu bokk waa lii neex na ba bëri doole de faal ak sa at bu nekk waaw sama kalpe orange moo ne moo may gunge ci yoonu màggal gi barki borom Touba nga bir Orange Money rek ay xéewal dong la ci jees 44 jees mbaa cette application Orange Money dem rek kenn duñu tee Orange Money est un service de Orange Finance Mobile Sénégal. di gërëm bu baax a baax waa service commercial ci page de pub boobu ak suñu partenaire boobu di Orange ayca waxtaan wi nag dañu koy waaj a yëkkati jotaay bile ànd ak Massayer ci tali bi xibaaru dem beeg dëkk bi daf ñuy intéressé Massayer na nga def. ay sant yàlla baax ko Alaaji Kal. ñi ngi lay ziar naka suba si. waaw sant bu wér a wér a wér naka yëngu yi. sant alhamdulilah foo féete ci Ndakaaru. waa ak Kals merci beaucoup jàppal ne man maa ngi booru jógee naa booru Liberté 5 sànq jëm rond-point Liberté ñaari rond-point boobu diggante yooyu xaw na xat ba jéggi dayo également boo ñëwee ba ci rond-point nga war a jëm Grand Yoff aussi foofu tamit c'est un peu difficile parce que am na jafe-jafe yoo fay xaar boo jëlee deux voies yi nga xam ne mooy front de terre jëm vers Cité des Eaux foofu tamit boo demee ba rond-point intersection gendarmerie front de terre wala xati commencé wutale rond-point Hann diggante rond-point Hann ak diggante pont rond-point EMC ak rond-point Maris ñaari rond-point yooyu xam nañ ba jéggi dayoo di jéggal. jërëjëf Massayer ñu ngi lay gërëm bu baax a baax kon nañu moytu rond-point EMC c'est ça waaw rond-point EMC ak rond-point Maris moom comme ni ko Modou Fall bëggee foofu moom tey xat na moom torop bu Maris waaw comme grand Modou Fall foofu la bëgg may nekk moom. waaw nañu jàpp ni foofu xat na tey. waaw foofu moom tey moom doy na waar trop waaye. jërëjëf mais sëñ Saliou nag macha allah ñoo ngi koy topp bu baax a baax ci yoonu màggal gi. am na solo trop ci yoonu màggal gi jërëjëf. waaw am na solo trop macha allah jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax moom suñu xarit la di taximan également Massayer di ci nuyu taximan yi nga xam ne ñoom tànn nañ ni bu ñu xëyee dañuy ànd ak ñun ci 99.4 di fréquence bi ñu taamul seen bopp naka noonu ñi ciy nuyu Mouhamed moom it taximan la di ko bégee bu baax a baax mi ngi ànd ak ñun moom it ci suba si El Hadj taximan ak taximan yi nekk Sud Plaza yi nekk Sam ak yi nga xam ne ñoo nekk boori Sandaga yëpp ñu ngi leen di nuyu sama xel dem ci Habib Diaw Modou Gueye également Kër Massar merci beaucoup message reçu ak ñi nga xam ne dañuy faral di ànd ak ñun bu ñu xëyee ci la première radio digitale bu Sénégal waxtu wi nag jot na ngir ñu ànd ak yéen ci li nga xam ne moo gën a fës ci yéenekaay yi Serigne Saliou Seck lañ ciy àndal. Fulaay jaay Dakar la tax ñu wax ko te itam te tax mu gëm ko moo di ne ndekete nit li mu bëgg bu ca wanee fula yàlla sunu borom mën na ko caa dimbali L'As Quotidien lu ni mel la conseil d'administration bu IPRES wane ndax nag bi leen président Macky Sall andile Amadou Lamine Dieng ngir mu nekk fa directeur général u IPRES gars yi dañ caa xëpp kaani fëgg ci taabal ji ne du ci dal journal bi ne démb Cheikh Gueye la nu mujjee samp def ko directeur général u néggandiku La Tribune ne Cheikh Gueye kay la tax gars yi tànn ko cipp néggandiku moo di mu taxaw way retraité yi fii lekk ñuy xool ku nu fay tabb ba faaw journal des médias bi ne lii nag li muy tekki moo di ne conseil d'administration bu IPRES ñu moom seen bopp lañu waaye Mademba Sok nee na kër gii di IPRES te mu làmboo way traité yi dañ koo war a ëmb yiir ko ba mu mën a taxaw li ko tax a jukk Vox Populi ne li taxoon a jukk gars yi fare ci IPRES kay moo di wan président Macky Sall ne ko warul dogal ca IPRES ba tax Amadou Lamine Dieng manu fa tabboon gars yi tëbal nañ ko ba teg fa Cheikh Gueye journal bi ne ci article 27 statut IPRES la président Macky Sall nërmeeloo taxit gars yi jëfandikoo ko tabbal ko ci ndëgg sërëx ba tabb fa Cheikh Gueye Aminata Mbengue Ndiaye tabb nañ ko bés ni démb ci bopp parti socialiste ngir mu
wuutu fa Ousmane Tanor Dieng. Vox Populi, L'As ak L'Observateur ñoo xëy dinu ko nettali. Le Quotidien ne parti socialiste na ñëpp xam ne Aminata Mbengue Ndiaye moo fa wuutu Ousmane Tanor Dieng nara jiite gaay yi ba keroog ñuy amalub congrès. ki dégg directeur général moo di Bassirou Samba Niass. ubbil Vox Populi journal bi ne directeur généralu impôt et domaine ab bataaxal la génne ngir xamal képp kuy liggéey ca impôt et domaine ne dangaa war a tëj sa làmmiñ tey wax lu sa yoon nekk teyit képp ku mu déggati ngay wax ci mbiri impôt et domaine ci l'internet bi wala ci presse bi dina ko diggaaleeg yow moom nday mbi ligi di directeur généralu impôt et domaine. directeur généralu Dakar Dem Dikk war naa am lu ko doy soxla ubbil Les Échos yéenekaay bi ne kër gii di Dakar Dem Dikk ñoo ngi ciy jafe-jafe sabab li moo di bu weer dee jamono ji ngir liggéeykat ya jot seeni koppar dinañ daw safaak marwa loolee boo ca dollee train express régional bi ak bus rapide transit yi ñuy taxawal nara nekk seeni concurrent musiba nara gu faa jukku loolet moo waral ña fay liggéeye foo leen fekk ñoo ngay xultu ak a jàmbat. Le Quotidien ne jàmbat tamit amoon na démb ca maison du parti ndax nag ba ñuy tabb Aminata Mbengue Ndiaye mu nar a jiite parti socialiste gars yi tudd nu fa benn yoon turu Khalifa Ababacar Sall lu dul di wax naan gërëm nañ président Macky Sall ci ni mu baale ay nit yu nekkoon ci biir kaso bi. yéenekaay bi ne loolet moo naqari ñenn ci membre yu parti socialiste ba tax ñu doon tëbaka dal. ministre de la justice bés bu déggee kàddu yi ko Adama Gaye wax dina tëb ba ca kaw. taskatu xibaar bi ci biir Les Échos li mu fa xamle moo di maître Malick Sall mi nekk ministre de la justice li ñuy wax ni avocat la woon ca Londres nekkul dëgg ndax nag maître Malick Sall li nekkoonub liggéeyam ca Londres moo di ànd ak i pakistanais di jaayub ceeb bu doxul ay saf-safal la doon jaay moom maître Malick Sall ki ko jëlee ci jaayum saf-safal moo di président Macky Sall. L'As Quotidien xëy samp laaj ne ndax président Macky Sall du laaj ñetteelu mandat tax journal bi fësal nataal bi njiitu réew mi mu costume ca taxaw ci tapis rouge faste loxo ya ca ginnaaw yéenekaay bi ne loolee nag lu muy tekki sorewul ak ne président Macky Sall soxla na ñetteelu mandat te nag subaak tey rek woote nam ndaje moom ak ki gaayam ca centre international Abdou Diouf ba ca Diamniadio. Singapour fa la Sénégal ak Brésil nara laale tey mu nekk jongante boo xam ni guléet lay doon ci taarix combat Ama Baldé ak Modou Lo bés bu taxawee guléet lay doon sunu làmb ne Ama Baldé nee na bëreewul ak Tapha Tine xarañ loo ci boppam la soxla Biram ñi nga may ménagère Modou xarañ loo nee na am na ay promoteur yu koy woo ngir tëgg diggante Ama Baldé ak Modou xarañ loo